asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo di ànd ak ñun ci chaîne bi di Osez Production ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñëw ak yéen ci seen émission jaar-jaar jaar-jaar nag di seeti kenn ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci sunum réew di Sénégal am ay jaar-jaar ñu seeti leen ngir waxtaan ak ñoom ci seen i jaar-jaar tey nag ñu ñëw fii ci Gateñ ku ni Gateñ ni Gora Ngoné Thiam Gora Ngoné Thiam nag di entrepreneur bu mag dëkk fii ci Gateñ tey moom lañ seet si ànd ak équipe bu Osez Production ñëw fekk si jàmbaar ji di Gora Ngoné Thiam ngir waxtaan ak moom ci seen émission jaar-jaar Gora ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Modou Ablaye di la nuyu en tant que journaliste rajo Ngaye di nuyu Osez mii nga xay ni nii mooy sa caméra moo yore caméra bi di leen xamal ni man maay Gora Ngoné Thiam maa ngi juddoo Gateñ tëgg gii sama waajur di Cheikh Mbaye Thiam sama bu góor sama waajuru jigéen tudd Adja Ndiabe Sey kon fii mooy sama lépp man Gateñ laa am fii demuma fenn fii laa nekk damay liggéey ñëw fi laa dëkk. jërëjëf Gora tey bu nu bëggoon a xam kan mooy Gora Ngoné Thiam ci lenn rek ci ay jaar-jaaram enfance am Gora sa enfance naka nga ko dundee dëkk bii nga ko dundee di Gateñ wala ban dëkk nga ko dundee. waaw enfance bi moom metti na lool parce que man maa ngi judd 67 bi ma juddoo 67 ñu nekk ca dëkk bu njëkk bële fa laa daan ànd mennu man di jàngi école. cundum jommi naa sax jommeeti ba ma demee ba ñu tuxu si fii fin 75 76 laay doxee ca dëkk bu njëkk ba ñëw fii booba may dox di ñëw fii di kar auto sous préfet bi ñu demee ba tuxu si fii auto sous préfet yi fi daan nekk di yóbbu ay élèves Ngaye duñ leen affecté ci ñoonu laa daan ànd di jàngi ci bi loolu jàllee tam ñu daan jànge Ngaye gii école 1 bii la ñuy jànge Ngaye Moustapha Diété nekkan directeur bi ñu jóge fi dem CM Mourad Ndaw monsieur Bari moo nekkan principal bi ba ñu fa jógee lañ dem lycée Malick Sy waaw kon suñu jaar-jaar ci wàllu jàng loolu la bi ñu fa jógee itam ci biir jeunesse bi daanaa boole mbay fu vacances mata na jot maa ngi ci tool yi ànd ak sama papa musuma vacances yi fenn du Ndar du Dakar du fenn waaye nag activité nawetaan laaj daan boole ndax man dama daan football dama daan arbitrer dama daan am naa ci licence ba ma ca tolloo ci football ak ci arbitre yëpp nekk naa président CQRP bu Mérina Dakhar nekk président zone Mérina Dakhar kon yàgg na maa duggante ak commune Mérina Dakhar ci wàllu sport ci loolu. sport boobu Gora bi ngay football ban poste la Gora daan football ndax mën nañu ci indil ay leeral parce que Gora jamono ji ku ko xool physiquement dafay xaw a mel ni mës sa jaar ci sport. waaw booba 9 laa daan football xam nañu ci bu baax a baax doo ma laajee ñee xëy ñoom la ñu méngoondool daan footballandoo ak ñoom mën nañ lay jox ay renseignements yu leer. ñi nga doon footballandoo ndax mën nga noo limal ay quelque ci ñoom. limal Ndiaye Ta Mbow Moustapha Mbow Mawa Diop Moustapha Fall Cheikh Diop Mor Dagga et cetera ñooñu lañ doon footballandool waaw ñooñu ñoo bokkoon même génération bu ñu doon football ak Modou Yassé Ndiaye ak Modou Kara Mbow. booba ndax amoon nga référence ci équipe bi. waaw amoon nañu référence entente Kouré Gateñ lañ ko tuddee woon sax nag nga xëy ni Kouré Gateñ gi yàgg naa am ndax luñ jëlee équipe bi tuddee ko déggoo Kouré Gateñ kon Kouré Gateñ cosaan la sori na de dañ ko indi léegi rek loolu moo waralan loolu. kon yéen mu mel ni yéen a fi njëkk a jëmbat entente bu Kouré Gateñ. ñoo ko fi njëkk a jëmbat ñoo njëkk a jël bureau bi ci loxoy commune Mérina Dakhar Mérina ko daan yor man la ñuy njëkk a fal comme président zone jëlee ko ci loxoy Mérina ma yore ko. mas ngaa jël coupe. waaw jël nañ fi ay coupe. jël nañ booba ñan ngeen ko daan seqal yan équipe ngeen ko daan seqal ba mën a jël ndam li indi ko fii ci entente bu Kouré Gateñ. bari na commune Mérina Dakhar booba comité rural lañ koy wax mais booba ay dëkk yu bari booba Gati daana bokk Njëriñ daana bokk Mérina daana bokk Battal daana bokk Njas daana bokk Caar daana bokk dëkk yëpp ñoo daan bokk. waaw ku ñëw def sa ba ma ko yoree ku ñëw def sa kii joxe sa engagement rek ñu jël la duñ paree def tirage xool ñaata poule laa koy répartir ñu répartir ko poule yi joué duñ paree noonu lañ koy toppee ba ci final. mas ngaa jël carton. ah carton moom rouge mosuma koo jël mais jaune jël naa ko. waaw. léegi Gora ginnaaw bi nga xam ne jaar nga ci ay football ay foowu xale ginnaaw bi mu fi jógee fan nga daal di akke ji ngir mën a nag gañali gars yi di wax naa gaña sa life. waaw booba man sama papa ku ne xam ne entrepreneur la. fii ba Mboro ba Dakar ba Ngéñ Diouf ba Thielmaxa ba Pekes muy liggéey yi
loolee mu nekkan ndox mu am tey Kouré Gàtteeñ moom moo ko indi ba Mexe village Yëmma Tongo Siin Laykan jëm kaw ak yeneen dëkk yoo xay ci côté Ndande gi jëm kaw la kon moom ci loolu la doon yëngu loolu nag moo ma motivé ba li may jàng lépp bi mu commencé di ci ne sama xel nekk ci entrepreneuriat moo tax ma demee ba bac ci laa bàyyi sama njàng te boobaa tam situation bi paa bi mi ngi jëm mag te xam naa situation bi critique na il fallait que ma bàyyi pour mën a jël relève am waaw lii moo ma dugal ci entrepreneuriat Gora Ngoné Thiam entrepreneur la. bi nga tëb da ngaa tëb dem ci entrepreneuriat wala jot ngaa jaar ci yeneen i métiers yu sew saan. non jotuma jaar ci benn métier bu sew saan bu dul commerce bi itam dafa lié woon ak quincaillerie mooy ciment ak fer ci booba laa jàngee notion entreprise yor ko xam ko ba xëy nii tey bi ma ci nekkee suñ borom di ma ci defal ay xéewal ak ay ndam daal. loolu mën a nettali ci liggéeyu entrepreneuriat bi loo xam ni lu metti la lu la ci mas a dal loo xam ni doo ko mas a fàtte. bon pratiquement en fait mënuma wax ni ndax liggéeyu entrepreneuriat dafa metti ci côté yëpp parce que souvent dañu lay soit duñ la jox avance ni la liggéeyal ba pare ñu réceptionné nga liggéey bi jaar yoon ñu réceptionné fay la wa illaa liggéey bi jaarul yoon mu am ay manquement ñu defal la rapport waaye nag yàlla musal na ma ci loolu ndax man musuma ci am benn jafe-jafe sama papa da daan wax du ngeen liggéey ba pare donte ab saabu ngeen ci am fóote ci seen yére ni ngeen jox liggéey bi àqam Omar sama mag fi mu ne maa ngi koy nuyu de passage di ko sant di ko remercier ci loolu lay dox kenn musul dégg ne Omar ameel na ma ñaari salaamaaleykum wala Omar nit na ngay xuloog moom ca bâtiment ca nu mu ko war a def kon ci loolu lañ suñ papa tàggat nekkan koo xëy ne nag génn naa centre artisanat de Tivaouane plus de 7 diplômes kon du maçon rek plombier la soudeur métallique la ferrailleur la chaudronnerie la yooyu yëpp paa bi da koo génnaale formé ci ñoom Omar Gora ñoom ñi ngay gis nag doo gisee Gora ci atelier am tey porte yaa nga ne mu koy defar ak leneen ci la jaar Omar tey du lay demal la soudeur métallique nga ni moom la xam mu demal la ci adduction d'eau poser lay tuyau nga ni moom la xam mu demal la ci chaudronnerie nga ni Omar lii rek la xam kon métier rek moo am solo. Gora Ngoné Thiam la ñu daloo ci seen émission jaar-jaar Gora téléspectateurs yi lay seetaan soxla na noo xam ndax Gora day politique parce que man dama lay gis nga nekk ngay ànd ak ay politiciens ndax Gora politicien la. waaw politicien laa bu mag sax ndax man bi may dugg ci politique sama papa ma ci dugal ñi ànd ak Mor. booba ban parti ngeen nekkoon. booba ñu ngi nekk parti Abdoulaye Wade opposant la ñu woon booba président Abdou Diouf moo ne ci nguur gi ñu nekk opposant nekk ci PDS bi ñu demee ba gañe PDS at mi saataala mbow dem si yàlla na suuf sedd ci koom mu woo président Abdoulaye Wade mu ñëw fii meeting ca la ko ni du la neexee mën ngaa def sa bopp bind sa bopp député xam ni dinaa la fal astaghfirullah ci la wax Mor Talla Diouf ni ko bis ni ki tey bindal sa bopp du la neexee mën nga wut sa carte dinaa la def député kon ci la ñuy njëkk a jaar ci PDS waaw. ginnaaw bi nga jógee ci PDS après ban parti nga daanu ji. waaw PDS bi ñu demee ba deuxième tour ya ci la ñu rallier ak président Aymérou Gningue bi ñu demee ba ci deuxième tour yi man ci waxtaan na ma ak président Aymérou ni ko président comme que mbir yi demee na nii daal dama sañan ñu waxtaan ak guddi laa ko woo lool mu ni ma ma ni ko daal nañu lii ma gisee mbir yii président Macky Sall mii du demee deuxième tour dina gañ élection yi président Aymérou ni ma man de Gora loolu laa gis kon joxañ bu tombeeku gestu la ca laa ànd ak président Aymérou mooy sama constante ci politique nag moom rek laay àndal moom laa gëm li tax ma jàpp koo tam day lu mu wane ci Kouré Gàtteeñ gi ma dëkk di ay réalisation yu mu fi def. tey président Aymérou Gningue moom mu nga tudd tey ndax mën na noo xam yan réalisation la def fii ci Kouré Gàtteeñ. waaw bari na président Aymérou à part social mën naa laa wax ni la defal na fi ab seem bu ñu tumuranke woon xale yi dem di jàngi ngaay di accidenté ñii di daanu ci vélo ñii di daanu ci ay marchepied mu ñëw defal ñu seem de proximité avant seem de proximité moo ñu njëkk a indil ndoxu forage xëcc ko ci lóor indil ñu ko Gàtteeñ bi loolu jàllee mu indil ñu extension courant nga xëy juróom-ñetti dëkk yépp gis nañ seen bopp mu indil ñu ay lampadaire aussi ñëpp gis ci seen bopp kon mënuñu koo fay moom président Aymérou lii moo tax ma am volonté ak détermination ak engagement ànd ak moom. waaw lii moo tax ma am détermination pour ànd ak le président Aymérou Gningue Gora
ñu delluwaat ginnaaw tuuti ci politique bi dafa mel ni li ñuy wax politiciens yi mooy que nga ànd ak président Abdoulaye Wade mu dem deuxième tour mu leer lay day wàcc nga daw rallier ci APR kon day mel ni li ñuy wax ci politiciens yi day wax nañ ay weñ la nu fu tooy ñu dal dafa mel ni góor a loolu joué nga ko. déedéet maanaam loolu ralliement moog politique ànd sax politique moog loolu ànd ay intérêt la du dara lu dul ay intérêt doo demee ba xam ni fii nga nekk. intérêt amatoo fa da ngay déplacé wu ndax politique nag ci àdduna bii la yem duñ ci dee dox ak a wax pour ay réalisation ak lu ñu mën a teg ci loxoy askan yi ñu mën koo gis loolu moo tax ñu ciy dox mais doo nekkee fee ba yàgg nga ànd ak moom sonnal ko liggéeyal ko. kon nekkul ni da ngaa gis ni PDS ngay perte nga daal daw tafu ci APR. waaw damaa gis ni PDS matal na. xam nga nit fu mu toll itam du matalee da nga xam ni matal na ba may ànd ak tuuti en avant yàlla na suuf seddi ko mortala ba mu matalee damaa koo xamal ni ko matal nga léegi nañ ànd dem défilé maa ko jiitu ci ay miru mais fa la mu mujj fekk si. mais tey kon état bi fi nekk tey bu ñu demoon ba mu toll ci jeexal ndax góor a kon du def na mu defoon. maanaam xam nga li ma ñor man je suis un acteur de développement. nee naa leen du ma opposé. man képp ku nekk pouvoir yàlla fal la nangu naa dogalam dinaa ànd ak kooku ndax opposé day sonal nit te du tax la nga bëgg nga am ko te la yàlla dogal itam doo ko mën a dindi. Gora tey lan moo ko gën a inspiré tey ci mu daw dugg ci politique bi engagé wu ci di ànd ak politique bi depuis temps wu PDS ba APR nii muy ànd ak le président Aymérou Gora tey lan moo ko motivé. askan wi dong nga ma ñor du sama bopp ndax man yàllaa ngi may sama sump ak sama Dakar ma ci farlu may defe sama njaboot ak doomi ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yeeg ñëpp askan nag doo leen bëggee dimbali te am na foo xëy mun ñu faa yegg. yàlla may la nga am yoon waxee mën nga faa yegg fa ngir dimbali ko lu génn mën a delluwaat ci askan wi loolu rek moo ma ci dugal. tey Gora dañu gis weeru koor ngay def ay social di yëkkati ay suukar di ko yóbbu ci gox yi xàmmeewoo fii laa bokk wala fee laa bokk ndax Gora loolu politique la koy defee ou bien. déedéet maanaam yàgg naa koo def man avant que may dugg ci politique maanaam lu ma yor la ma njëkk a am ba ma liggéeyee damaa ko indi teg ko sama loxoy baay mu ne ma lii. Gora am lii ma ne ko bàyyi jëlal lépp nga jël sàkk ci jox yaay lu li ci des jox ko ñu koy yittewoo ñu jël ko kon loola yàgg naa cee dox weeru koor nag def ci yàlla moo wax ni lu ci waay def dañ koy ful kon ku daan def lu baax du koor ñëwee multiplier ko mais koor ak lu dul koor damay fekk man lu mu yor néew ak a bari donte tàngal laa ko sumpaku miskit ak ŋàddu gura ma koy xar di ko bokk ak samay dëkkandoo ak samay mbokk ak samay ñëpp. Gora polygamie la ou monogamie. day takk soxna yu bari wala saat ci benn rek la. non Gora polygamie la moo am murit la day jóg saa su ne pour yaatal xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am naa doom bi ma tudde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am naa Serigne Touba am naa Maam Jaara Buso am naa sëñ Abdou Khoudoss sama sang bu baax ba yàlla na suñ borom yokki leeram. ginnaaw si Gora polygamie la day yaatal Gora tey ndax mën nañoo xam copain boo xam ni. temps wu xale la xarit boo xam ni jamono yi xale ngeen dala ànd ba suñ jonni tey. xarit bu mel naka. sa xarit kan mooy sa xarit intime. waaw xarit moom maanaam am na ñu ma ci daan àndal am na ñoo xëy ni kii la waaw actuellement daal moom am naa xarit boo xëy ni Gora Mbow lañ koy wax maam Gora Mbow tudde na ma doom mu tudde ko doom xam nga ki la mayub tool ki la may jabar ki la tudde doom ki la jàngal mënoo koo fay. kon mën naa ni moom la am ci xarit boo xëy ni xarit bu sincère la daal yeneen yi nag ay àndandoo mën naa am ak ay kii ak yooyu. Gora tey ndax mën nañoo indil ci seen rubrique jaar-jaar ñu bari di gis Gora ñu gis ni Gora dafa tàng des fois day jikko ba jàgg mu fippu loolu lu ko waral Gora. waaw tàng naa nag moom ci dëgg rek nag. waaw maanaam lu mën di doon daal dëgg rek na ko dëgg lal du ko dëgg lalee daal mën nañoo bañ a xam sama tàngaay. mais du ko leneen lalee loo xëy nii naafeq la walay wor la walay wuruj la wala loo xëy tegoo ci yoon kooka loola may nekk moo xam muy kenn moo xam muy mbooloo dinañ xam sama tàngaay ca loola ndax man dëgg rek laa gëmuma lenn lu dul dëgg. Gora digganteem ak ñi ma bokkalul langue politique diggante boobu ndaka nga koy dunde rafetal rek ndax lépp ëllëg mën nañu ànd politique dañ ni du ëmb day xëy wasin nee nañu sa noonu tey mooy sa soppay ëllëg sa soppay tey mooy sa noonu ëllëg kon politique koo gise rek donte bokku leenug làng waxtaanal ak moom ndànk rek mën naa dem ba suñ borom soppi xelam ngeen bokk ànd retrouvé wu bokk li ngeen bokk loolu. Gora soppe yi lay seetaan ci seen rubrique jaar-jaar ndax Gora tey mën naa indil nag benn léeb bu neex boo xam ne da koy léebal téléspectateurs yi koy seetaan di ay soppeem di ko béggee.
ah lépp nag moom loolu moom xam naa ni dama koy bàyyi ak yow nga defal ma ko daal ndax xam naa ni moom yiñ ci daan def daan nañ toog ñu ñuy léebal sax mais damay fàtte yooyu léeb yi moom dama koy fàtte nde daan nañ toog ak ay màggat ñu ñuy léebal waaye xam naa ne dama koy fàtte daal. kan ak kan ngay nuyu ci émission bi kan ak kan ngay saluer nii ci ñi lay seetal. waaw maa ngi lay saluer yow mii nga xëy yaa fi toog di saluer Ose mi vraiment ci lii ngeen def tey day lu rëy déplacement rek fekk si nit kenn mu leen cee fay. kon dama leen di encourager di leen sant di leen ñaanal ci lii mu dem ba nekk ay télévision vraiment kontaan naa ci trop ndaxte lii tey jox leen gëdd moo tax ci yitte ngeen ma fekk mais damaa dagg lépp ngir defal leen lii. waaw ñi ma bokkal parti ndax maa nga jógee léegi nii ci jigéen ñi ñu leen di financer vraiment loolu politique la rek ndax je suis un acteur politique un acteur de développement di sant le président Aymérou Gningue nag di ko remercier vraiment ci li nga xëy jàppe na ko Kouré Gatène ak Kajoor. jàppe ko département bu Tivaouane di ñaan yàlla lii ñu ko jiital ci département de Tivaouane suñ ba muy tête de liste départementale ànd koog Seynabou Gaye Touré suñ borom defal leen ci ndam lu kawe seen njort defal ko ci président Macky Sall mi leen tànn son excellence choisir leen ndax yaakaar leen. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ni seetaan mu nekk seen rubrique jaar-jaar tey di premier numéro bi ñu fekk si woon le doyen Gora Ngoné Thiam di acteur de développement dëkk fii ci Gateñ ñu àndoon ko ak OG Production jox leen dig daje ci baneenub numéro ci seen émission jaar-jaar ak ci baneenub invité ci chaîne bu mag bi di OG Production.